xam sa bopp tamit moo waraloon yu bari nga nangu ko ak ñàkkoon xam sa diine comme il se doit, pas diine aada dégg naa ci télé ak ci rajo yi diine profondément bu juste bu équilibré bu normal gëstu yi nga xam ni ay xadis la yu wérul dañ ko inventé pour te faire taire wala pour te maltraiter gëstu aay yi nga xam dañ baax de auzu billahi mina sheytaani rajim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi chers internautes chers abonnés maa ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen comme ni ngeen ko xamee nag de temps en temps dañuy ñëw ak yéen fas yéene leen indil seen vidéo benn sujet boo xamante ni dañ koy waxtaanee ñu ngi dalal nag bépp gan boo xamante ni mu ngi suñu canal ñu ngi koy dalal ak jàmm di leen jaajëfal ci ànd bi ak seen patience ak tamit seen encouragement ñu ngi gis lépp macha allah. yéen ci suñu benn waxtaan boo xamante ni rek dañ ciy jàppalante képp ki nga xamante ni rek mooy jigéen. Être stylé, c'est être attentif aux moindres petits détails, même dans le choix de vos vaisselles. Bienvenue dans l'univers des objets prestigieux chez Mame Fatou Diop Brescia avec nos mugs, nos magnifiques couvercles, des serviettes de table, des soucoupes en porcelaine pour un beau dressage. Waouh, ay napp yu yanj te am classe. Pour vos délicieux plats, des cocottes minutes et de jolis saladiers. Nous avons également des vêtements pour hommes et femmes et de jolis objets décoratifs pour plus de sensualité et de couleur. Contactez-nous sur WhatsApp au 39 371 159 85 47 et visitez notre page Facebook. dañuy faral di gis jigéen ñu bari ñi nga xamante ni tey bu ñu génnee ci relation wala ñu génne ci mariage boo xamante ni xëy na dañ fa dund ay traumatisme wala ñu dund fa ay naqar wala ay maltraitance wala ñu dund fa ay mën nañ ne abandon wala ñu dund fa ay abus daanaka dañuy nekk jigéen yi nga xam ne bu ñu génnee ci sëy yooyu presque dañuy xaw a mel ni ñoo xamante ni seen àddina dafa stagné dafa arrêté duñu bëgg xam dara ci lu jëm ci wàllu relation sentimentale wàllum sëy boo leen ko waxee ñu jël seeni daal daw parce que pour ñoom mariage égale souffrance égale traumatisme kon ginnaaw génn nañu rëcc nañu ci situation parce que pour ñoom rëcc la parce que jéemoon nañu jéem ay yoon mënul woon nekk bi mu xasee ba nekk ñu génn ci rek pour ñoom déjà délivrance la kon lu tax ñu war a delluwaat ci beneen sëy pour dund fa lu naqari wala nga gis ko xam ne dafa am célibataire la dund naa plein de relations mais dañ may trahir damay am déception wala dañ may wor donc dama ragal léegi sax dund ci relation wala nga nekkoon ci néegu sëy nga investir ci sa alal sa jot sa lépp ñu trahir la wor la mu nekk situation yoo xam ne tax na bëggatoo xam lu jëm ci wàllu góor parce que tu as le cœur brisé nga war ko for miette par miette war ko recoller sama mbokk soxna bi dama la naan jàppal ni àdduna nag yamul rek ci benn góor wala àdduna yamul rek ci li nga dund noonu mu nekk expérience bu négatif nga war ci régir sa dund yépp expérience bu négatif day dal ku nekk léeg-léeg mu dal jigéen benn yoon ñaari yoon ñetti yoon sax waaw mais du lu bon c'est juste pour jàngal la àddina c'est juste tamit pour former la ci relation sentimentale parce que la plupart ci jigéen ñi bu ñu dugg ci sëy duñu mûr duñu mature bu ñu dugg ci relation sentimentale presque dañ ciy dugg d'une manière bu aveugle bu ko defee nag loolooy waral nga dëgg li nga xamante ni dëgg pont mbaa nga dëgg puso mu dugg ba ci sa biir xol bi nga seppi ko muy metti waaye après daf lay may formation bi nga dund dama naan li nga dund moo gën a mën a jàngale que li nga xam danga ko fekk wala danga ko dégg kon léeg-léeg yàlla teg la nattu nga sëyaat am ay déception am ay daanaka ay situation xam ne après dangay toog nga ni waa est-ce que góor bu baax am na ci àdduna bien sûr am na ay góor yu baax ci àdduna dafa rare effectivement comme niñ ko xamee lu baax dafay jafe lu baax yombul jigéen bu baax dafa jafe góor bu baax dafa jafe xarit bu baax dafa jafe kon jafe bi mu jafe moo war a tax nag ñu jël suñu temps moo war a tax ñu tànn moo war a tax ñu bañ a yàqamti dara loolu war a tax ñu war a xam ni sa dund gi dafa sacré kon lépp looy dugg na nga ko càmbar waaye na nga faju parce que da nga xam ni tamit boo dundee lu metti ça ne veut pas dire que dund nga lu metti rek dangay des foofu di ko metti lu di ko naqarlu defoo sa dëy alors faire ton deuil am ñoo xam ne dañ naan non man léegi jàll naa ci leneen loolu fàtte naa ko parce que nag non defagoo sa dëy parce que relation bu la traumatisé brisé la boo fajuwul foo jëmaat ci sëy da ngay yóbbaale sa débris yi nekkoon ci passé ba da nga koy yóbbaale ci sëy bu bees ba nga dégg jigéen bu naan man góor gu ma tax amul sens ndax xam naa ni moom donc jël say garde tu es toujours sur la défensive kon boo nekkee sur la défensive ba pare nga am peur
jafe na nga dajeeg góor sax bu baax parce que déjà góor bi baax am na ay signes yoo xam ne bu ko détecté ci yow day xaw a ragal parce que góor bu normal la day ragal góor bi am fit mooy góor bi nga xam ne daanaka kooku moom jarta wóolu mais góor bi normal day xaw a ragal dafay sensible bu la gisee nga yor yenn façon comportement yi xaw a agressif xaw a froid bu doo wane say sentiments tout le temps da ngay ñëw juger radicalement day jëlaat ay distance am ndànk daal di désabonné ci sa situation. kon balaa dara di xew mooy boo jógee ci relation boo xam ne daf la briser reconstruis-toi juboo walal ak sa bopp nangul nattu bi nga accueillir ko comme situation bu la yàlla teg pour te faire grandir pas pour mbugal la pas pour mettital la mais pour te faire grandir pour nga comprendre que ni àdduna bi du rêve Walt Disney je t'aime moi aussi kase déedéet y a d'autres choses plus importantes dans le mariage te yow moom yaakaar naa déjà comprendre nga ko parce que loolu moo la permettre tey nga nekk sur tes gardes kon reconstruis-toi mooy lan mooy jubóol ak sa bopp bëggal sa bopp parce que ñàkkoon auto-estime moo waraloon nga nangu woon lu bari ñàkkoon gëm sa bopp moo waraloon nga nangu woon ñu def la lu nekk ñàkkoon xam sa bopp tamit moo waraloon ñu bari nga nangu ko ak ñàkkoon xam sa diine comme il se doit pas diine aada dégg naa ci télé ak ci rajo yi diine profondément bu juste bu équilibré bu normal gëstu yi nga xam ni ay xadis la yu wérul dañ ko inventé pour te faire taire wala pour te maltraiter gëstu aay yi nga xam ne dañ koy yàq pour di leen soumettre d'une manière injuste nga mën a xam nag fi ngay teg sa tànk parce que boo lucidé ànd ak sa xel nga décidé di dugg ci relation wala dugg ci labat danga ciy dugg ak lucidité dugg ci ak raison mais dootoo ci dugg ak xel affection bi sentiment bi danga ma koy tegal de côté nga jiital sa raison jiital sa xel parce que bi ngay nekk xale ndeysaan nga soog a dugg ci sëy wala mosoo sëy sax dangay jiital sentiment waa ji dafa beau waa ji dafa galant waa ji dafa gentil donc danga ci dugg émotionnellement du coup lu la fa dal rek presque sa émotion mooy brisé mais une fois que na nga génn ci loolu jàng nga ci dara bëggal d'une manière rationnelle nga xool li ngay bëgg ci nit te nga xam nit ki mënoo ko bëgg tànk dëkku leen lépp li la dal ci labat gi rek comme ni nga ko xamee déjà yow mi mës a sëy xam nga ni labat gi lépp lu fa nekk rek c'est des phases yoo xam ne ku nekk da ngay wane le meilleur aspect de toi mais ci biir meilleur aspect yi mën nañ ca détecter ay choses et que yow xam nga ko ndax yow pourtant keroog ba nga duggee ci mariage bi nga jógee noonu mu yàq la yaa ngi toog nga ni pourtant lii waxoon na ma ko ci labat bi pourtant lii wanoon na ma ko ci labat bi pourtant lii mais man maa ko déggul woon wala maa ko gëmul woon wala maa ko jël woon au sérieux kon déjà présent loolu nga bàyyi woon mu doon romb di jàll nga di ko bañ a jël au sérieux kon bii pas di nga ko jël au sérieux parce que yow am nga leçon de ta vie ba pare donc loolu moo lay permettre bii pas nga bañ a ragal kon bu ragal parce que léegi da nga yor ay armes bu njëkk yoroo woon dara da nga doon dem rek di aveugle di làmbatu lu la nit ñi wax tamit doo ko gëm parce que ñamagoo parce que mbir mi tant que ñamoo ko rek dalay lakk doo mën a comprendre il faut que nga ñam ko ba mu lakk sa loxo ba pare nga ne d'accord kon li nit ñi doon wax yëpp dëgg la kon là di nga jël sa main di nga jël sa garde di nga xam fooy dugg sa loxo góor buy ñëw di wax ak yow bul ragal natt ko xool ko bu dee il te correspond bul ubbi sa xol ubbil sa xel analyser ko teg ko poser ko ay question natt ko kon looloo waral encore fois ma naan jigéen ñi def leen seen définition de l'amour et savoir aussi xam li nga bëgg lan nga bëgg ci góor quelles sont les choses qui te poussent à se marier avec un homme lan moo lay pousser pour nga marier wu ak góor yan jukko yan principe yan valeur lan nga bëgg a gis ci moom nga di ko seet ci moom beneen bi tamit yow say principe en tant que jigéen man lan laa bëgg tey lan la ma góor di def ma ni ko dépassé nga ligne rouge dootuñu àggalee labat gi laa jeex na tey lan la ma góor di wax mu xaw a lënt tuuti ma ni ko réponse bu vrai laa bëgg ñu bind ko noir sur blanc signé parce que léegi seede ay seede doyut da nga bind noir sur blanc nga signé photocopie ku ne garde sa copie soo ma taxee du ma sëyi wala bu ma taxee damay àggal sama liggéey bind ko noir sur blanc ñu photocopie ku ne garde photocopie am bis bu weddee waxam nga teg ko ci taabal ji yaay am dëgg kon soyez lucide góor bu bañ loolu mooy dëgg wul na jël ay kàttam dem kon sa cœur bi encore une fois xam nga léegi kan nga ko war a jox beneen bi tamit mooy le fait que ngay wax yu négatif tout le temps ci góor ñi en ce moment da nga koy war a wàññi dulier ko te xam ni du ñëpp ñoo yam am nañu feebar am nañu xamul am nañu katakay ni am na ñuy def maa tey nga mën a distinguer am ñoo xam ne xamuñu boo jotee ci ñoom nga jéem di waxtaan ak ñoom di leen di orienter ndànk-ndànk ñuy nangu kenn newu la nag nga dugg ci góor ba pare daan danga koy changer déedéet dama ne góor bi nga xam da nga xam ne kii xamul boo ko xam ne mën d'accord kon lii donc nangu ba pare nangu engagé wu dafa am góor ñoo xam ne dañuy engagé wu tey boo ko ne ñu dem ci coach mu ne d'accord boo ko ne nañu jàppalante formé wu pour le mariage dafay d'accord parce que day xam ne lii nga koy wóolu baax la même nga non man j'ai pas besoin de ça man kenn du ma jàng sëy man am na loo xamante ni sincèrement xam naa ko ba pare kooku wax na la boppam kooku du jàng sëy
kooku li mu jot a am matériel yooyu rek lay sëy ak yow du améliorer wu du évoluer wu du dolli du la dolli te doo ko dollil te sëy bi encore une fois sëy def chaque année dañ ko war a mise à jour en tant que célibataire tamit del mise à jour say liñ naan liste d'attente say valeur li tax ngay tànn góor di ko mise à jour de temps en temps nga dolli wàññi xool est-ce que tamit élevé yow baar bi nga xoolaat sa comportement nga defaru nekk jigéen bu agréable boo xamante ni ku la gis xam ni macha allah tu es une grande dame et que mot na la liñ lay doyee kon bul faire fuir les hommes ci sa ay kàddu fu ñu la fekk ngay wax yu négatif yu metti en ce moment dangay tu fais fuir les hommes après nga ne ana góor ñi wala ana góor ñu baax ñi doo leen gis de parce que yaa gëmul ni góor bu baax existe na kon noo koy gisee kon pour nga gëm ni góor bu baax existe na pour nga am góor bu baax il faut que nga gëm ko pour nga gëm ko il faut que nga dund ko lu jafe la ndax ndeysaan benn femme leader laa jël Fatima Zahra nan la ñu xamee ni góor bu baax am na ma ne ko waaw boo jaaree ci góor gu bon nga jàpp ni góor ñëpp a bon parce que doo gëm ni sax góor bu baax existe na mais nag pour nga gëm ni góor bu baax existe na il faut que yàlla tegal la góor bu baax nga dund ak moom nga ni ah ndakate góor bu baax am na mais pour yàlla suñu borom tegal la góor bu baax il faut que nga gëm ni góor bu baax am na boo gëmee ne am na ay góor yu baax am na góor gi ma bëgg mu ngi ci kaw suuf boo ko gëmee rek yàlla wan parce que yàlla nag kenn du ko tese yàlla danga koy gëm ba mu jeex li ngay gëm ba pare nag nga correspondre ko parce que nag yow doo dem ci góor mu yàq la caxatee la yàq la jox la ay trouble jox la ay traumatisme nga jël sa traumatisme yooyu bëgg ko yóbbul beneen góor boo xam ne yoonam nekku ci loolu nag daf injustice te yàlla du la ko defalee noonu kon dangay faju ba pare faj say traumatisme faj say blessure faj say trahison ba pare nag boo dajee góor bu baax nga mën a ñëw ak d'une manière comme si c'était da nga bees tàq doo ñëwaat daan ko am na góor ñoo xam ne naa nga man de sama donc nettali li nga dundoon ci mariage bi yëpp boo dajee ak pervers narcissique mu jël arme yooyu yëpp dajale ko pour ëllëg ci biir mu xeexal ne la yaa nekkul woon say katan sa mariage bi yaa ne woon lii moo la fa génne et que te loolu nga may defaatan donc nañu bàyyi. Envie de prendre soin de vous? Découvrez les produits cosmétiques de Mame Faty Diop Brescia. Des savons à base de hammam, des savons gommants, des gels de douche, un pack gommage pour vos soins du corps et du visage. Et pour nos riches pertes de poids, nous avons des thés amincissants à base de plantes naturelles. Et si vous souhaitez une prise de poids, nous avons aussi des compléments alimentaires. Chez Mame Faty Diop Brescia, nous vous proposons tout un ensemble de traitements thérapeutiques. Contactez-nous au 39 371 159 85 47. même booy soo ko commencé dugg ci labat góor bi dina laaj lu tas sa sëy ne ko bu ma paree dinaa la ko wax on va y parler un autre jour du tey laa la koy wax dévoiler lépp mbaa ma wax la toq miet duma la dévoiler lépp après nga jël loolu def ko mu nekk arme boo xam ne danga koy xeexe y a beaucoup de doom yi nga xam ne dañu malhonnête kon encore une fois nga saisir occasion yooyu liñ naan ku tàmmul tamit niñ ko waxee ku ñame ku engagé wul ku ñamewul jël risque doo dund bonheur parce que tamit en ce moment dund bonheur risque la dangay jël risque découvrir xool wóolu yàlla suñu borom mu wan la ni am na leneen lu dul li nga gëm rek bu fekkente ni leneen lu metti daf la fa dal nga xam ni rek yàlla lii la décider sa destin ndax kenn mënul rëcc destin am waaye bu ñu tekkee suñu lunette ak suñu lentille yi nga xamante ni dafa lëndëm dinañ mën a gis li nga xam ne mooy réalité bi en face te moytu di diaboliser tous les hommes de cette planète ndax loolu tamit erreur injustice gënu koo mag ndax tamit ku xool sa entourage sa famille di nga gis ay góor yu baax ay góor yu noble ay góor yu honnête yor seen jabar yor bu baax responsable respectueux kon ni ñu gëm ni ñu mel noonu am na pourquoi pas yàlla destiné da nga jàpp ni mérité woo ko donc yaa ngi jàpp ni mérité woo ko doo leen gis kon pour nga gëm ni encore une fois góor yu baax am na il faut nga gëm ni mérité nga ko kon fii lañuy yem ak yéen c'était juste benn vidéo pour defal leen benn déclic bu ndaw ngir ñu daal di éveiller conscience yi encore une fois ñu ne la salaamaaleykum wa rahmatulah ba beneen incha allah.